ziar Sénégal ziar Afrique ziar monde entier Samagal TV ak seen mbokk Cissé Dia ñu ngi ñëw di leen nuyu di leen présenter seen nouvelle émission bi nga xam ne mooy quelque part au Sénégal quelque part au Sénégal nag benn émission la boo xam ne mu ngi ñëw seen chaîne YouTube Samagal TV pour rek ñu doxantu xool réew mi lan moo fi am spécial loo xam ne war nañ ko mën a wane ñu waxtaan di xool nan la ñuy def am ci solution Samagal TV nag entre parenthèse ñoo xam ne am nañ dégg-dégg bi ñu ci war a am Samagal ku dégg rek na xam ni Sagal la mooy Samagal TV sama moo dàq suñu kon boo nee sama yëf fexe war nga mën a fexe ba sa mbir moomu nga fexe mu jëm kanam bañ a yàqu moo tax képp ku ne Samagal rek na nga jàpp ni gaal gi sa gaal la loolu moo waral Samagal kon nag seen gaal mu ngi fii tey ci Djiddah Thiaroye Kaw Djiddah Thiaroye Kaw nag bu fi ñëwee dañuy ñëw fi nga xam ni mooy bassin de rétention bi nga xam ni ñu ngi ko fi defoon ci jamonoy Abdoulaye Wade ba nga xamee ni inondation bi bari woon na lool ba mu yëkkati fi ay kër yóbbu leen ñëw def fi bassin bi ñun tey nag waa Samagal dañoo ñëw xool population Djiddah Thiaroye Kaw ñu wax ñu bassin bi naka la demee kañ la fi nekk ak ba mu fi jógee léegi ba mu fi nekkee léegi lan moo fi avantage ak inconvénients yi est-ce que li ci war a am na ci ou pas kon loolu mooy waral émission bi tey kon quelque part au Sénégal tey ñu koy amalee fii ci Djiddah Thiaroye Kaw mooy fenn ci réew mi kon nag ñu ñëw rek xool population bi ak bassin bi nan la demee état bassin bi nan la mel ñu waxtaan ci ñëw présenté leen ko Samagal kon ñu dem xool bassin bi nan la mel. salaam ñu ngi lay ziar di nuyu Sénégal yëpp di leen ziar di rafetlu tey seen teewaay parce que yittewoo nañ ko fii si commune de Djiddah Thiaroye Kaw Djiddah Thiaroye Kaw nekk commune bu large nga xam ni toll si 62 quartiers ces 62 quartiers yëpp am ay manquement yi mi ngi lalu si wàllum infrastructure si wàllum local tey ñu gis ni defaral nañu ay bassin de rétention mu tënku si 3 bassins de rétention yu nekk fii tey bu Gunaas bu Baxdaat bu Ñetti Mbaar tey bassin de rétention yooyu ndox yi daan jóge yu teer bi englobé yëpp si bassin bi moom lay déverser moo tax nawet bi yëpp Djiddah Thiaroye Kaw nañoo dafa tooy xepp parce que ndox yi waroon déverser fële ca canalisation bi fii lay ñëw léegi te mu am ay manque yëpp ay défaillances yi nga xam ni am na si état bi am na tamit si comité local yi si wàllum infrastructure ndax bu ñu seetloo depuis 2012 ba tey benn infrastructure ci wàllum local gisuñu ko mu réaliser ko fii si commune de Djiddah Thiaroye Kaw ci loolu acte boobu nañ ko war a dénoncer parce que ndaw yaa ngi fi engagé wu déterminé wu di xeex ngir suñu cadre de vie war a ñoŋ ak suñu cadre de vie tey ñu seetlu ni Djiddah Thiaroye Kaw quartier yi ko wër yëpp wala local goxaat yi ko wër yëpp ñi ngi def ay sancaan yu yees ñi ngi leen di defal ay aire de jeu ay espace public ñu ngi leen di defar ay lampes solaires yi nga xam ne ni commune de Pikine Est mi ngi koy réaliser di ko jox ci yeneen communes yëpp ñun nañu see tëb te ñun xamuñu lu tax mu tëb ñu si éclairage public bi dafa am ay défaillances yu mag a mag insécurité mi ngi am ci Djiddah Thiaroye Kaw c'est personne n'en parle moo tax jamono jii nag ñu pare woon ñun ñii sax wàcc ci terrain bi ngir dénoncer li nga xam ne nii moom la waa Djiddah Thiaroye Kaw di sonn tey bassin yaa ngi nii gis nañ ci faa yi ni mu ko def. léegi bassin bi yéen ba mu fi nekk léegi lan moo ci inconvénients yi avantage bari na fi parce que premièrement mooy suñu santé d'abord première priorité bu nit war a am mooy santé ma c'est bassin bi dañuy causer santé yooyu ba nga xam ne nii suñu wàllu yoo yaa ngi fi nañuy jóge ci bassin yi dem ci nit ñi matt leen weñ yi jóge ci bassin bi dem ci lekkukaay yi nit ñi di ko lekk ba am na léegi yu weex yuy jóge ci bassin yi de rétention yi ci ndab yi moom lay jëm léegi gis nga ko nii mi ngi naaw ci ndab yi moom lay jëm beneen bi mooy wàllum insécurité xaj yi fii la ñuy fanaan ci bassin bi de rétention yi guddi gi kenn mënul def sa promenade ci guddi gi parce que xaj yaa ngi fi
te mën nañ la song mën nañ la attaquer plus de ay dizaine day xaj nañuy jóge ci bassin bi tey jii di promenade ci guddi gi beneen gi mooy wàllum noyade yi donte devenu na rare fan yi ndax am nañ ay avancées yu ñu ci def mooy clôture yu ñu des mais dafa leerul waaw am na si dëgg la ONAS mooy gérer liggéey boobu mais moom si maire bi moom lay jaar ba mën a def décret de lettre bi nga xam ni dana ko déposé waa ONAS mais cuuc capp gi ñuy nemmeeku chantier yi nit ñi di ko yore nga xam ne dañuy fay ay ndaw ñi leen yéen a war a dagg ñax yi ñu ñëw cuuc capp ñax yi dagg ko bàyyi ko waat fii si bassin bi dagg ñax yi te duñ ko eggale yëpp loolu moo ñu sonal ñun askanu Djiddah Thiaroye Kaw. bassin mën nañu xam ban année la fi ñëw. bassin mi ngi fi nekkoon côté ay 2005 2006. ba léegi. man ko fiy def dañ ko fa waxoon provisoirement wala dañ ko fa def dafay nekk. provisoirement la ñu déggoon ni moom moo ko fi am mais dem nañ ba léegi mu mel ni c'est un contrat indéterminé. nga xam ni gis nañ ni mi ngi fi yàgg ndax bassin bi tey jii boo xoolee 2005 xaw ma 2006 ba léegi nii c'est des années. d'accord merci waaw. salaamaaleykum maman. salaam maa ngi fi rek kay. tur bi nan la. man Ndeye Fall laa tudd. fii yàgg nga fi. yàgg naa fi de. bassin yi ba ñu koy defar fii la fekk wala fekk la. bassin bi ba ñu koy defar fi la ma fekk. boobaak léegi nan nga gisee bassin bi yan lan la leen yàqal fii. bassin bi de moom xam naa ne ñun de gaa yàqaluñu dara waaye tamit xanaa garab yi bu ñëwee ak yooyu ñu war ko pompe yëpp duñ ko pompe yooyu dañuy bëgg a rey buñ koy dagg tamit kii yu weex yëpp ci suñu kër yi lay ñëw duñu gis duñu def dara suñu bët yi sax bu ñu sàgganee mu yàqu waaw. ñun koy loolu la ñu bëgg ñu dimbaleñ ci seet ba xam niñ koy mën a defee buñ koy dagg tamit ñoo xam niñ koy daggee ba duñu sonal dañuy sonal de wax dëgg yàlla ak yonente ba ndax buñ koy kii ak yëpp su coono la ndax dootuñu génn duñu xam lu ñuy liggéey suñu bagage yëpp a yàqu nag suñu bagage yëpp a yàqu yooyu nag bu nawetee nag duñu am jàmm duñu am salaam yooyu dañuy bëgg a rek suñu néeg yeeg yëpp duñu génn. ay jamono déggoon nañ xale yi moom wóorul woon mais léegi defe naa defar nañ ko ba léegi yooyu mbàgg ña fay am xale yi ci daan dugg di fa. xale yi moom duggatuñ ci moom wax dëgg yàlla duggatuñ ci man dinañu yër nii rek parce que amuñu fa nu jaar waaye nag tamit duñ kii ñu dugguñu ndax ñun ñiy toog fii ku xale bu xamul dara tamit boo kiiyee dañ lay tere nee na nga dem say yoon wala doo kii sax dangay toog foo taxaw foofu rek yërlu dem say yoon waaw amul benn problème moom loolu waaw. daal li nga bëgg rek mooy buñ koy dagg ñu xool fexe ba pompe ko ba pare ba affaire yàqu ñu doo ko dagg. waaw ñu doo ko dagg ñun de loolu rek la ñu bëgg parce que tamit bu dagg bi tamit ñu xanaa buñ koy dagg tamit da seet nuñ koy daggee rek ba nga xam ne duñu sonal yu weex yooyu duñu dugg ci néeg yeeg duñu dugg ci suñu kër yeeg yooyu loolu defal ñu yàq ko loolu teg ñu yàq ko bu dee lekk ak yëpp dañ ko yàq te xam nga tam loolu baaxul. ginnaaw loolu fii nga dëkk ci Djiddah Thiaroye Kaw amul dara loo xam ne bëggoon nga loo fi metti loolu la xarit. déedéet nag wax dëgg yàlla aw ma lu ma fi metti sécurité bi de moom xam nga ni baaxul nag waaye nag moom dangay waaru moom kenn mënu ko wen mënu wax yëpp waaw sécurité bi baaxul ndax léeg-léeg moom ñu agressé fi nit léeg-léeg ñu def fi nit di yeneen doo génn doo def dara ñun fii ñu toog sax dañ guddee fii la ñuy toog waaye buñ fi toogee léeg-léeg nga gis ñu dogale ay nit léeg-léeg nga gis lu ne nga ngay gis loolu yëpp tam mi ngi fi de wax dëgg yàlla mi ngi fi. salaamaaleykum maa ngi tudd Sidi Ba nekk responsable mouvement gëm-gëm Pikine Texaco bon ñun nag lépp loo xam dafa soxal Pikine rek daf ñu soxal waaw léegi liñ doon wax ci bassin bi yëpp mu ngi nii wër nañu def nañ ay témoignages xool nañ laaj nañ nit ñi seen soxla mais boo xoolee ci biir fii am na ay xale yi fi ne di dugg di for xale yaa ngi nii ñoom ñëpp fii la ñuy foowe ñun li ñuy metti mooy naka la autorités locales yi mën a toogee di xool lii te jëluñu ci benn mesure defuñu ci lenn loo xamante ni dina satisfaire population bi yoo yaa ngi fi weñ yaa ngi fi micro yaa ngi fi defuñu lenn loo xamante ni dina mën a tax ñu mën a aar population bi fi ne defuñu fi lenn loo xamante ni dina mën a tax xale yii nii mucc xam ngeen ni ñii xamuñu dara ay xale lañ xool leen te ñoom ñëpp ci biir lañ génne xale yëpp nii lépp ñii ñëpp dañ leen a génne ci biir dañuy dugg ci biir di fo lii bu amoon bu amul am na ñu fi dee am nay jamono am nay xale yu fi dee tey bu ñu ko defaroon moderniser ko ba mu baax yaa ngi dégg di ko désinfecté micro bi ñu koy dindi di ko pomper di dagg garab yi bu ko defee du am benn danger ba pare ñu defar ko ba mu gën a am sécurité xale yi duñ fi mën a yéeg mais lii nii xam nga ne xale yi ndaw yi bu ñuy yéeg fii mag war na fi yéeg et puis agression baa ngi fi banditisme baa ngi fi lépp ngi fi
ñun daal lañ ñu bëgg. ndox mi dañ ci am leneen luñ ci waroon a def ci projet bi. non projet bi moom continuité la woon projet bi am na leneen luñ ci programmé woon mais yeggul xaw ma lu tax mu taxaw parce que d'après information yi ñu jot a am waxoon nañ ne ndox mi dañ koy programmer pour muy liggéey leneen am na leneen luñ ci programme ndox mi yëpp day versé wu fii mais am na leneen luñ ci waroon a liggéey ba pare dañuy aar ndox mi ba mu set dañ ciy def ay produits dañ koy toppatoo mais loolu yëpp amul. loolu yëpp amul projet bi nag di jamono Abdoulaye Wade la woon mais loolu yëpp amul boobaa léegi bassin bi mu ngi fi population bi di dee ñoom ñi dem dëkkee fu leen neex waa Djiddah Thiaroye Kaw di sonn ñun nag dañuy ñaan autorités locales yi la ñuy waxal ci boppam ak gouvernement bi ñu jël ci ay mesures nu mu gën a gaawee sinon population bi ci benn bom bopp ñoom dinañ ci jëlal seeni bopp ay mesures ndax mënatuñoo dund ci lii. waaw loolu daal moo nekk li nga xamante ni nii population bi ñu ngi koy jooy te metti na leen trop Djiddah Thiaroye Kaw mag ndaw góor jigéen ñëpp ñu ngi jooy bassin bi parce que jàngoro yi mu leen andi seen doom bu ñu feebaree duñu leen ko fajal bu ñu amee bu fi accident amee dañuy jaar ñëw jaar ak seen 4x4 pare demaat seen yoon kenn du leen gisati naqar bi ñu dese ko nañ ñu dimbali ci lii salaamaaleykum wa rahmatulah. salaamaaleykum sëñ bi nga def. waaw maa ngi fi rek sant yàlla alhamdulilah. tur bi nan la. maa ngi tudd Atoumane Seye. Atoumane yaa ngi ci seen émission quelque part au Sénégal ñu ñëw fekk leen fii ngeen di entraîner ban équipe la. bi mooy ASC Ñetti Mbaar. bi mooy ASC yéen depuis kañ ngeen commencé entraîner fii ak pourquoi ngeen di entraîner fii. waaw je crois ñi fi commencé entraîner depuis 3 ans wala 4 ans su ma juumul waaw parce que ñàkk terrain ñun Géejawaay lañ doon entraîner fi ñu naan Jorga mooy fi ñu def jumaa ji tey bon jël suñu terrain. amuñ fu ñu entraîné espace bi moo fi des gars yi ñëw aménagé ko di fi entraîné début bi nag metti woon na lool metti woon na mais ngan di teelal woon sax avant ñuy def bassin bi bañ am këyit bañ jox ñu ko mais par la suite bi ñuy tabax terrain bi préfet ñëw fi dinañ bàyyi ñu def fi bassin yi après ñu jox utal ñu feneen terrain mais ba léegi biñ ñu demee na ba Aliou ba ñu ngi defar jumaa Géejawaay bi amatuñ terrain ñu ñëw ci puxus bi di fi entraîné quoi waaw. mais est-ce que doy na leen. non lii kay xam nga ni doy ñu lii daa doy sax minime lii kay xam nga ni ñàkk pexe la mais doy ñu waaw. mais fi nga dëkk. waaw fii laa juddoo màggee fi yaroo fi. mais bassin bi ba mu fi ñëwee léegi yan inconvénients la am fi. waaw bari na parce que bassin bi daal li ma xamoon ni daal mi ngi koy faj mais espace bi nga xam ni moo la occupé war nañ ko mën a wàññi limité ko ba mu am njëriñ ci askan bi lu mel ni terrain football parce que askan bi soxna ko. parce que léeg-léeg sax suñu ànd yi obligé barrer clando yi te xam nga loolu tamit ñu ngi lor mais ñoom ñi ngi dawal compréhension ñi ngi waxtaan waaw loolu daal xam naa ne mi ngi faj dara mais espace bi mën nañ ko utiliser jox ko population bi daal waaw. est-ce que bon ban ko fiy def ñun dañ leen waxoon dafay nekk éternellement wala am na loo xam ne waxoon na leen ko te gisoon nañ. non wax ñu ko woon nii dañ ñëwoon dañuy def gas bassin pour mu évacuer ndoxu pluie yi waaw taw bi ndox taataay daal mais xam nañ liñ ko comme gas nañ ko ba raccordé ko war nañ ko mën a suul utul mais waxuñu woon nii nga xam ni fi mu nekk nii rek ñax yi ak yooyu mi ngi bëgg a sonal ak manque d'espace bi nekk ci gox bi waaw. yow lan nga xalaat lan mooy solution pour yow. waaw solution bi daal suñ mënoon am autorité ñu ko soit espace bi ñu suul ko comme raccordé nañ ci yooyu mën nañ ko suul. def fi terrain def fi dispensaire def fi école parce que Djiddah Thiaroye Kaw ñu naan amul lycée école si lañ mujjee def collège xaw ma lycée pourquoi pas fii police bi su dee ñu ngi naan deux voies fa lay jaar déet mën na nekk leneen mën na am tamit beneen maanaam hôpital wala leneen lu mag daal lu fi mën a nekk parce que bëri na lu mën a nekk ci espace bu toll nii mais ñoom ñoo ma ko gën a xam ndax seen liggéey la mais xam naa ne daal terrain moom avant tout war nañ ko mën a am waaw. à part ça amul leneen loo xam ne yaa ngi koy war nga ko mën a signaler ci quartier bi. waaw parce que tamit fii tamit insécurité bi am na fi salubrité bi gis nga saleté bi waaw gis nga tamit yooyu bi palu bi ni muy loree nit ñi fii mën nañ surtout moment bi ñu toll juillet août ba septembre palu bi moom day bari lool sax ba ñoom sax dispensaire duñ ko mën a ko te yaa ngi doon déglu duñ doon wax ci biiru daw yi waaw biiru daw yi Djiddah Thiaroye Kaw rek lañ ko trouvé il paraît que ndox mi la. gaa yi dem ba ci biir mais duñ wax seen ndox dafa infecté duñ ko nangu mais yu mel ni moo koy indi kon grand merci ñu ngi lay. waaw jaajëf sama.